mbokk internet ji Seneweb jërë ngeen jëf amati leen mbégte janoog yéen tey taxaw seetlu bi day ñëw si benn mbir boo xam ne nii amoon na ay coow am ay njàqare wala boog ay questionnement yoo xam te nii suscité woon na ko si ñu bëri lan moo tax tey jii ñu mel ni ñoom Pawlish Mbaye ñoom Ouzin Keita ak ñeneen ñoom bul leen invité ñoom sax ñoom ñooy gën a captiver attention ñu bari si sénégalais yi que ni ñu jàpp ne ay woy politique leen bu weesoo ay jëmb yoo xam ne ni jàpp na ne dañuy reetaanloo ay doomu aadama muy loo xam te ni dañ koo soxla ndaxte boo demee si dëkk yi nga xam te nii sax du ma dem sax Europe waaye si Afrique fii nii boo demee dëkk mel ni Côte d'Ivoire fu mu toll dañuy wax la professionnalisation de l'humour kon mu lay xamal ne que mbirum reetaan lu am solo la si doomu aadama waaye tamit bu ñu jégee tuuti gën a sori xam ne mbirum reetaan ak reetaan lu dafa am lu muy def si doomu aadama muy bien-être muy loo xam te nii tamit ba si agrégat yi nga xam te nii si la ñuy nattee mbirum développement dañ siy bàyyi xel bu baax a baax ndaxte buñ la nee indice de développement humain loolu day ñëwaat bu baax a baax si nekkinu doomu aadama ndaxte moom moo war a nekk au cœur des préoccupations des politiques wala boog ñi nga xam te ni ñoom ñoo njiite réew mi waaye bu nekkee ne ñi nga xam te ni ñoom leen jàppee ne dañuy wax ay wax yoo xam te ni dañoo xoramu amul solo te itam ñuy gën a captiver attention wu sénégalais yi loolu tamit day indi benn laaj boo xam te ni dafay laaj ñu samp ko ba pare def si taxaw seetlu bu nekkee ne ñooñu ñu ngi respecté seeni promesse reetaanloo sénégalais yi moom la ñuy def moom la ñu siife ak sénégalais di ko def le bien-être des sénégalais maanaam nekkin doomu aadama ñu koy ñoŋal si wàllum reetaan bu nekkee ne ñooñu ñuy sàmmonteeg loolu ndax ñeneen ñi nga xam te ni ñoom ñooy am privilège wala boog ñoom ñooy sàkku si askan ñu jox leen seen i baat ngir ñu defaral leen seen i mbir yoral leen seen mbir yóbbu leen si naataange ndax ñoom ñu ngi motale loolu tey jii Sénégal la leen gis duñu yem si benn taxaw seetlu boo xam te ni dañuy taxaw si li gën a yomb di joxoñ keneen ki naan kii moom moo def li waaye kay moo def leen ndaxte woy politique boo fi gis si askan bi la bàyyeekoo fa la balee waaye tamit dañuy xalaat bu baax a baax ñi nga xam te ni ñoom la ñuy siife ndaxte bu nekkee ne politique si ni nga koy définir si lu gën a yomb moom mooy l'art de gérer la cité ni ñuy yoree wàllum penc mi ba nga xam te ni day ñoŋ askan wi mën a dund si jàmm loolu tamit dañ koy xaar bu baax a baax si ñi nga xam te ñoom ñooy woy politique yi waaye bu nekkee ne dañuy daagaat baanu askan wi liñ fi gis 1960 ba tey ji du na dara baaxul waaye bëri na loo xam te ni war nañ koo def si wàllum nekkinu doomu aadama si wàllum wér-gu-yaram si wàllum faju si wàllum njàng ak njàngale ak yeneen i mbir yoo xam ne nii infrastructure dem ak dikk mu mel ni lu bëree bari tamit lu nu waroon a yoo xam te ni ay élément primaire la si wàllum suqaliku bu nekk si réew bu nekk dañ koy dafay xaw a tumranke muy loo xam te ni day interpeller ñëpp kon bu nu bëggee maanaam askan wi lii ñoom Ouzin Barigo ak ñeneen yi di def si askan wi ñuy topp baax a baax di leen topp di leen seetaan waaye itam laaj na ñi nga xam te ni ñoom ñoo yittewoo loolu tamit ngir gën a ñongal dundun askan wi te itam ñoom ñu yittewoo ñoom ñu sasoo liggéey boobu tamit ñu sàmmonte bu baax a baax ak li nga xam te ni da nga koy waxtaan ak ñoom waaye bu nekkee ne wax tey suba nga waxeet wala wax tey bu suba nga wax tamit leneen loo xam te ni dafa safaanoog la nga doon waxante ak askan wi loolu dañuy jàpp ne ko kon bu nekkee ne am na ay Ouzin Barigo yoo xam ne da nga koy assumer waaye am na ñoo xam te ni ay Ouzin Barigo leen nekk si beneen côté bi te assumé wuñu ko te loolu tamit saay su ne day feeñ dinu gàllankoor saay su ne muy benn éternel recommencement boo xam te ni da nga koy dund waaye pour gën a xuus si wàll wi sunu ndaw Babacar Kébé am na gëstu bu si defal liggéey boo xam te ni taataan na ay kàddu ñenn ñu nekk si askan wi liggéey boobu la leen di dégtal digaal leen daje suba incha allah si beneen taxaw seetlu jaa ngeen jëf. C'est parce que jeunesse bi léegi ñoo amatul benn conviction léegi ñoom ñëpp dañuy concentré wu ci comédie bi ak wàllu divertissement bi alors que loolu yorul dëkk. wuti wuñu xam-xam objectif moo bëreetul te tam gars yi amul ñëwatuñ pour sàkku ji xam-xam quoi au lieu ñuy sàkku ji xam-xam mais dañuy jéem a xool nan la ñuy def ba reeloo nit ñi xëy na loolu moo gën a influencer jeunesse bi. ñu bëri d'un côté dinañ jàng mais d'autre côté seen passe-temps yëpp ci réseaux sociaux bi lañ koy def parce que comédie booy xool barki démb Ndiaye casting bi plus de ñaata personnes ñoo fa nekk voilà di def casting plutôt que ni certes amoon na ñoo xam ne ñi ngi soon fac droit en plus ñi ngi am ay examen mais n'empêche ñoom ñi ngi préparé ay yeneen divertissement yoo xam ne moom amul benn sens ci seen vie. dama jàpp ne que ni peut-être loolu système éducatif ni muy doxee que ni on dirait que dafa nekk en faillite quoi raison pour laquelle na gars yi ñoom ñëpp dañuy basé wu ci comédie bi pour que parce que fa lañ gis ne mooy fa la kii bi nekk quoi genre mooy maye xaalis que vie bi yëpp ci loolu lañ ko basé instant yi daal pour nga am pour réussir bi daal fa la nekk moo tax instant yi gars yi kii focalisé wutuñ ci jàng bi xam-xam bi ñoratu leen comédie rek moo leen ñor quoi. pour nga am dara ça problème la nga xëy benn jour benn comédien qui parle de rien du tout xëy nekk milliardaire boo seetee nag côté boobu la ñu gën a joxe valeur que la personne qui est instruite loolu mooy wone ko Sénégal mu ngi dellu ginnaaw
avec ça loo xamante ni gars yi mu ngi koy jàppee du ñu avancer su fekkee dans un pays au lieu de ñu valoriser loo xamante ni gars yi ñu war a développer pays bi ça a été le contraire su boobaa nag si ça continue dans ce point boo xam ne gars yi du ñu mus a développer wu. télévision itam am nañ si part de responsabilité parce que boo xoolee yenn télé yi nga xam ne ñëpp a koy suivre ay comme TFM ay par exemple 2S xam nga yooyu itam war nañ xoolaat seen émission yi mën a conscientiser jeunesse bi parce que jeunesse bi moom moo mën a développer réew mi ëllëg xam nga gën leen conscientiser si lu baax que ñuy sàkku xam-xam di xoolaat seen émission yi di xam tam nu ñuy defaraatee seen ndaw ëllëg quoi. si am nañ ci part de responsabilité parce que ñoom ñooy may ñi nga xam ne buzz ñi nga xam ne ñooy lii di leen may surtout sens pour que ñuy feeñ ci réseaux sociaux yi. war nañoo xoolaat programme émission yi daw si télé bi yu amul importance yi ñu diminuer ko. Ça c'est dans le propre intérêt. Ma jox la benn exemple dans une télé qui est passée ça n'a même pas fait longtemps là mun naa wax télé bi 2STV mooy seen émission boobu boo comparé par rapport ak yu mu waxoon moom ci boppam wax na ko depuis qu'il a commencé de faire cette émission il n'a jamais eu ce nombre de vues et loolu sax dans côté boobu noonu seen avantage la mais beneen côté bi tamit boo seetee ils ont défailli à leur mission télé normalement mission am du côté boobu mission am mooy lu gën a jàngal askan bi lu am importance ils invitent des yoo xamante ni gars yi bu lépp lu ñu fa wax day amal avantage population bi mais su boobaa dans ce cas là bon télé yi am nañu vraiment part de responsabilité ci côté boobu. télé yeeg kii yi ñoom ñooy jox importance comédiens yeeg ñiy def lii moo tax parce que du doon bu ñu defee comédie duñ am fuñ ko génnee duñ am fuñ ko seetaanee xam nga ñu bëri dinañ mën a kii mais ñoom bu ñu defee seen comédie ak seen yu leen neex. télé bi ñoom ñoo leen koy feeñal ñoom ñooy feeñ ba ñu mën a siiw ci yeneen kii ba ñëpp di ko seet. parce que boo xoolee ñoom ñooy acteur principal yi parce que ñoom ñi autorisé ñi nga xam ne apporte lu société bi benn dara quoi en fait ñu leen di invité sur plateau ñuy wax ay wax yoo xam ne nii loolu tamit ça n'a rien d'importance pour nous quoi en fait. certes comédie reetaan foo ci la bokk ci benn côté parce que ci vie la bokk mais aussi dañoo war a fàttaliku que ni système éducatif tam ci la bokk. ñu wàññi tuuti affaire bi. ci télé yi ñuy joxe tamit système éducatif bi ci kii télévision yi même su fekkee aussi dinañ joxe moitié bi rek comédie beneen moitié bi aussi ñuy joxe des leçons de vie et cetera et cetera. mooy ñu delluwaat rek ci xam-xam quoi delluwaat ci xam-xam xam ne xale boo nekkee ndaw da nga war a sàkku xam-xam quoi parce que yow temps bi ngay nekk divertiru di kaf di ree xëy na yow am na sa yeneen morom yi nga xamante ni ñu ngi sàkku xam-xam te loolu si la ñu war a mën a concurrencer quoi que ñuy favoriser di nekk fii di reetaan parce que amul benn sens boo xoolee lu yëpp ay perte de temps la quoi. caaxaan la du la apporter malgré li mu la apporter sax divertissement ak anti stress mais pas beaucoup quoi les moo ëpp importance parce que les moo yor réew loolu moo yor jeunesse yëpp dañoo war a conscient que ni étude mooy lépp quoi en fait. ci la ñu war a concentrer li nga xam mooy jëmal société bi kanam quoi mais pas affaire de comédie non. que ñu moytu réseaux sociaux yi wàññi affaire yi parce que comédie boobu amul benn sens daal. war nañoo xoolaat programme émission yi daw ci télé bi yu amul importance yi ñu diminuer ko may yeneen i tam. télé normalement mission am du côté boobu mission am mooy lu gën a jàngal askan bi lu am importance ils invitent des yoo xamante ni gars yi bu lépp lu ñu fa wax day amal avantage population bi. ARTP loolu mooy seen liggéey. ñu xool vraiment lépp lu jéemalul askan bi kanam ñu arrêté ko.